Falilou Diagne nekk baykat fii ci Ngaye Mékhé nekk en même temps président de l'union des groupements paysans de Mékhé bokk ci fédération des ONG du Sénégal ñu koy wax FONGS mu affilié FONGS it affilié ci programme ci organisation bu ñuy wax CNCR affilié ci organisation bu mag bu nekk sur le plan international ñu koy wax Europa. waaw xam nga yéextal nawet bi moom duñ wax sax yéextal nawet bi parce que nawet bi yéexul ñëw parce que 25 juillet 25 août ba mu amoon un mois de pause première pluie bi 25 juillet lañ ko am ak lu war a toll ci 25 à 30 millimètres déjà loolu xam nga nawet la ci leen ko am kon mën nañ ni yéexul wante bi mu amee taw bu njëkk itam dafa toog nag lu war a mat weer woo nga xam ni taw ba indi woon njàqare ci baykat yu bari waaye ñi nga xam ne ni dañoo yoroon suufu joor itam amuñ ci problème parce que li ñu jiwoon moom gisuñu ci mu xaw na maanaam pause bi affecté ko waaye ñi nga xam ne suufu dog lañ yoroon moom wax dëgg yàlla am nañ tuuti jafe-jafe rawatina nag ñi nga xam ne dañoo jiwoon gerte waaye ñi nga xam ne moom dañoo jëmbatan ñambi wala ñi nga xam ne dañoo jëwan ñebbe ñoom pratiquement xaw leen woon affecté leneen li mu gën a affecté daal mooy jur gi ndax amatuñ luñ lekk parce que 25 millimètres bu fekkee défriché nga teel yi nga xam ne moo ci ëpp jur gi dootuñu am luñ lekk loolu daal mooy doon jafe-jafe bi nga xam ni moo gën a feeñ ci pause bi waaw waaye nag fii mu nekk alhamdulilah yàlla def na li gën ndax ba mu tàmbaliwaatee taw en fin juillet en fin août ba léegi en début août ba léegi mu ngi taw correctement kon léegi duñ wax lu sant rek baykat moom li ñu koy wax naan xam yàlla ci li nga weesu wante daal mooy loolu ndax weer wa nga xam ne toog na ko tawu ko te gàncax gi doon yenn yi doon comportement bu baax yenn itam comportement benn bi mu gënul waaye li gënoon daal li nga xam ne daal moom lañ gën a seetlu fii daal ci gox bi moo doon jur gi nga xam ni wax dëgg yàlla amuñu luñ lekk ak tool yi nga xam ni tool jag la woon nga nawet moom day yegg rek nga xam nawet ba na mu mel bu fekkee ne dañ koo xool ci jamono bii nga xam ne moom lañ toll dañuy gis ni wax dëgg yàlla gàncax gaa ngi comportement bu baax parce que doo dem fenn ba gis fa gàncax goo nga xam ni lottu na kon mën nañ ni am nañu yaakaarandi parce que loolu nag lañu mën a wax ndax xamaguñu nu muy mujjee waaw waaye bu fekkente ni nii nga xam ne noonu lay def daal continuer na ba fin octobre wax dëgg yàlla mën nañu yaakaar ni nawet bu baax dina am. waaw loolu moom mën nañ cee waxtaan tuuti ndax bu fekkente ni soppiteel jaww ji la noonu mën nañ ko wax ndax li tax ñu mën ko wax moo di li nu tam mën a def ci sunuy maam ci sunuy baay moo doon nawet juin la daan tàmbali mai juin waaye bii juillet la tàmbali loolu am na lum nu wan beneen bi des moo di boo xoolee pause yi nga xam ne moom la am pause itam daawul mel nii ay pause yu weer bëriwul woon a am ci sunu jamonoy maam loolu yëpp nag li ko indi mën nañu wax ni am na lu bari loo nga xam ne luñ ko mën a méngaleel moo di boo xoolee fii nuy dellu siwaat ay garab parce que fii nu taxaw ay garab a ngi fi woon li la woon ginnaaw itam ay garab a ngi ci woon waaye boo xoolee tuuti daa gis ni ñoo ngi doon reconstruire l'environnement ndax dafa am ay ñetti génération yoo nga xam ne jaar na fi ña nga xam ne ñoo fi jëkk na nekk muy maam yi ñoom wax dëgg yàlla ak bàyyi dañoo defaran waaye am na génération boo nga xam ni ñoom defaruñu dañu mën nañu wax ni dañoo yàq waaye loolu moo waral nun suñu wàllu bopp bi ñu ñëwee ci UGPM ñu ni nanu jéem a
xool li nga xam ne moom moo fi aman ak li nga xam ne moo yàqu ñu jéem a tax defar kon donc ñun ci génération defar lañ toll génération bi ñu toll nag defaraat li ñu jëkk a def mooy jéem a tàmbali defaraat àll bi moo di jëmbataat ay garab parce que ñenn ñi dañoo dagg garab yi dañu ko dagg nu nag dañ ni woon nañu delloo siwaat garab boo geesoo tuuti sa ginnaaw daa gis ni ay précipice nga gis sur toute la longueur ci tool yi ak ay eucalyptus pour ñu delloo siwaat ko parce que loolu dina tax ba muy wootal ab taw beneen bi jees mooy boo gisee tàngoor bi nga xam ne moo am jamono yii nga xam ni nawet day door a tàmbali daawul toll ak jamono yoo nga xam ni day tàng lool ci digg nawet bi bu nawet bi day jeex ci lañ daan gis tàngoor nga xam ni day jéem a ñoral gàncax gi waaye jamono yii moom wax dëgg yàlla boo xoolee rek ci njëlbéenu nawet bi ci la tàngoor wi àndandoo ak moom loolu kon nag mën nañ ko askanale changement climatique li tubaab yi wax changement climatique maanaam coppiteeg jaww ji beneen bi des moo di ci environnement bi nga xam ne moom lañ wër boo xoolee garab yi fi nekkan wax dëgg yàlla da nga xam ni am na lu fi yàqu xoolal am na fii zone yi ñu nekk zone industrielle la ndax ICS a ngi fi produit chimique lay def tey baa ngi fi exploitation lay def phosphate kii ngi fi CGO ngi fi exploitation zircon lay def te ñoom ñëpp ñi ci bari ñëpp ëpp ci napp bi la ñuy puiser ci lañ jëlee ndox mi nga xam ne moom la ñuy exploiter ci suuf lañ ko jëlee loolu nag wane na ni dina wàññi na bu baax a baax sunu gox bii ba tax na garab yi bari nekkan fii yi ci bari deena boo xoolee arbre fruit ci nekkan boo demee ba fii ba jëm Pire jëm kaw nga xam ne mooy zone bi nga xam ne mooy zone industrielle yi lépp garab yi dem na te li ko waral moo di industrie chimique yi moo taxan jamono yële weesu bi fi CNCR ñëwee ni président de la République dafa waxan instruire le premier ministre ne ko def audit foncier ñaay nun CNCR nu jëkkan jël les devant def benn forum bu mag woo acteurs yi nga xam ne ñoo ngi ko concerné ñëpp ñu mën a def fii ci Ngaye benn forum d'identification et d'évaluation jéem a xool jël les devant waaye boobaak léegi bërki dem bi fi CNCR jaareete di laaj nu béykat yi gisee nawet bi wax nañ leen ni leen nañ ñu defaat beneen forum boo nga xam ne wanaat ñi nga xam ne ñoom ñoo yor industriel yi fii ñu ñëw parce que étude d'impact buñ ko defee nun béykat yi amuñu ko woon xamuñu ko parce que il faut mu am étude d'impact environnemental bu ñuy wan ni lii kat man usine bi ñuy def mën na ko jur waaye loolu xamuñu ko woon wax dëgg yàlla loolu daal mën naa jàpp ni alors bokk na ci li nga xam ne mën na ni changement climatique bi indi na ko beneen bi des moo di boo xoolee tool bi nu ne nga xam ne noo ngi fi jéem a def intégration agriculture ak foresterie agroforesterie boo xoolee tool bi da nga fi gis ñambi da nga fi gis ñebbe da nga fi gis ay garab da nga gis ne aussi protéger nañ tool bi loolu yëpp day wane nun sunu taxawaay ci suuf si parce que loolu nag mooy nun sunu manoore parce que bu fekkente ni bëgg nañ fee jariñu faaw ñu def loo nga xam ni lu ñuy may possibilité bu ëllëgee bu fekkee ne lii doxul sax lii mën ko substituer loolu mooy moo waral ñu def lu mel nii waaw d'abord li jëkk na feeñ moo di jamono bi mu taw nga xam ni nit ñëpp dañoo aman baykat yi dañoo aman ay réserve seen kër soit ay réserve alimentaire la pour ñoom pour kër gi soit ay réserve fourragère la ci jur gi loola su fekkente ni yéex naa taw mën naa am conséquence tuuti wante itam soo gisee ñu xalaat ni diversifier culture yi fii mbay mi jël ñebbe jël ñambi jël ay garab def ko fi ci yeneen tool yi nga gis ñu def gerte def yeneen spéculation loolu pour waajal ëllëg ay jafe-jafe la waaye fi mu ne mënaguñu koo natt ndax nawet bi yëgagul
nawet bi yëggagul ndax bu nu ko bu nawet bi yeggan mën nañu wax ni tey kii kat waaye bu nu xoolee tey comportement yi garab kii bi gàncax gi dañu wax ni wax dëgg yàlla mën noonu am yaakaar ci rendement yu baax su fekkente ni continuer taw ni nga xam ne noonu lañ ko yaakaare noonu parce que nag ay béykat lañu dañuy sukkandiku ci sa borom lu nu sa borom wan rek nu kii ko parce que bu fekkente ni dañoo aman yeneen xeeti yu nu mën a may possibilité même bu fekkente ni ndox amul taw amul nu mën a utiliser loolu mën nañ ko wax càmm gi ba manqué na beneen bi des ndox mi manqué na su fekkee ne amoon nañ ay possibilité ci yoon fi nga ñëw am na tool boo jaar borom xëy na am na ay moyens tuuti mu defar teen foofa waaye man fii bu ma amoon moyen danaa mën a defar teen fii ci sama biir tool bi nga xam ni su nawet bi amul itam man ma mën a jël ndox bi puiser ci maanaam root ci ndox mi pour mën a defar samay maanaam arroser samay garab ndax bu ëllëgee sama waa kër ma ci ndax garab yi du pour benn at garab yi yàlla parce que variété yi bari na mango ngi fi lingoma ngi fi goyave ngi fi papaye ngi fi lépp ñu ngi bari spéculation yi bari ngi ci biir yooyee nag du ñu bokk ñorandoo kon su fekkente ni yàlla dogaloon na jàppale nu ba ni nu ko bëggee nu amee ko ni kon damay jàpp ni waa kër gi dinañ mën am lu ñu dundee loolu daal moom mën naa ko wax ci li nga xam ni moom nga laaj léegi. saafara yi daal weesuwu lu dul gis nga boo xoolee tool bi ni mel nii état bi daf doon joxe jiw di joxe jiwu gerte di joxe engrais waaye na man en tant que écologiste mën na maa wax sax ci engrais ndax kuréel gi ma jiite ñëpp duñu ay écologiste maanaam nga xam ni dañu fi lañ bàyyi engrais bi ak produit chimique yi waaye man nag mën naa ko wax mën naa ci wax ndax du ma utiliser engrais du ma utiliser produit chimique moo tax gis nga fii tey boo xoolee taatu garab gii compost bi nga fi moo fi ne parce que loolu moom mooy li xam ne moom laay def ci tool yi man du ma utiliser ay kii donc kon jéem a xool jiw yoo nga xam ni ay jiw yu adapté lay doon yoo nga xam ne dañ koy waajal baykat yi waaye loolu nag volonté état lay doon volonté état ni muy nekk volonté état day jàppale ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee institut de recherche yi muy yu mel ni ISRA ñoom ñuy defar ay variétés yoo nga xam ni danañ ko adapté ak nun sunu gox yi nga xam ne moom nag suuf yi ak climat bi nga xam ne mooy am muy nekk ay mën naa nekk ay variétés actives parce que jëmbul nawet sax bu amee ñaari weer nit ki war naa mën a dund ci li nga xam ne loolu la bay waaye tey fii mu nekk variétés yi nga xam ne moom lañ fi am parce que boo gisee ñaam bi ji lu gàtt dina am juróom-ñetti weer ci suuf si pour que nga mën cee mën a jariñu loolu benn la ñebbe ji moom su fekkee ne yàlla dogal na mu ngi continuer taw fii noo ngi ci septembre bu fekk septembre di jeex danañ mën a am ñebbe joo nga xam ne nit ki dina ko mën a jël di ko yóbbu ca këram loolu benn la beneen bi des mooy ñu am ak jur goo nga xam ne dañu mën a jàppale baykat yi nga xam ne ay écologiste la ñu wala yu demee noonu ñu mën a am ak jur yoo nga xam ne dañ mën a def sax ay biogaz wala ay biodigesteurs ci seen i kër pour que éventuellement la fay jëlee ci effluent nga xam ne day jàppale war naa mën a jàppale baykat bi mu mën ko def ci ay toolam loolu aussi c'est des programmes waaye loolu nag programme élevage moo ko mën a am ay nag lay doon dégg nga ak ay jumtukaay yoo nga xam ne jumtukaay xarala yi nga xam ne moo xew léegi nga xam ni am na biodigesteurs yoo nga xam ne dañ koy def chambre à air lay doon yoo nga xam ne dañu koy def surface du doon sax lu ñuy gas ci suuf parce que booba dina mën a yàq lu bari ci sa suuf waaye bu yooyu moom wax dëgg yàlla bu fekkente ni amoon nañ ko aussi dinañ ko beneen bi des mooy ay activités diversifiées parce que kër yi ñun ay béykat lañu béy yemuñu ci mbay rek dañuy yem mbay sàmm ak transformation produit yi nga xam ne mooy génn ci àll bi itam buñ ko mën a di transformer di gën a jël waaye nag nañ am marché yu ko nañ am marché parce que réew moo nga xam ne aussi dara am fa béykat yi amul lu ñu dundee alors boo doon transformer itam doo gis ku ko jënd su fekkee ni amuñu bourse boo nga xam ne mën naa am ñoo àgg ca loolu aussi dañ koy xalaat waaye nu séddaale yooyu itam industriels yi nga xam ne ñoo fi ne parce que ñoom itam su fekkente ni seen responsabilité sociétale d'entreprise dafa leen a war a may ñu mën a waxtaan ak béykat yi nga xam ne ñoo nekk ci seen zone yi nga xam ne affecté nañ ko pour jéem a teg ak ñoom ay programme de développement yoo leen di mën a permettre ñoom ñu mën a kii waaye boo gisee
li nga xam ne moo fi xew lii kenn mënu la ko nettali tool jàmbur yi jël nañ ko tëli yaa ngi fi jaar tëli bi sax yow mi nga xam ne yaa doon béy amutoo sañ-sañ jaar fi parce que ñoom rek ñoo fi war a jaar loolu ça pose problème dégg nga boo amoon ay programme de substitution yoo nga xam ne ñoom seen responsabilité sociétale d'entreprise dinañ ko mën a jàppale béykat yi sax au moins nga mën a wax waaye déplacer ay village ñu dem fañ doon béyee amatuñ fu ñu béyee amatuñ fu ñu sàmmee ça pose problème fu ñu doon jëlee mat sax amatuñ ko léegi nga jox leen ni leen dama leen defalaate ñu dem ci bay yeneen gox ba nga fay dem dañ ñëw installé rek nga lañ fa def waaye doo fa fekk ndox doo fa fekk électricité doo fa fekk ay programme yu la mën a jàppale mu jëm ci àll bi loolu ça pose problème yooyu yëpp nag war nañ ko xalaataale moo tax bi fi CNCR ñooy mani leen nañ def benn forum bu mag invité obligatoirement ñoom ñu ñëw ak état bi nga xam ni moo leen jox contrat yi leen may d'exploitation ñu ñëw fekk si ko parce que suñu àndandoo ñun ñëpp dinañ bu béykat yi waxee ñoom état bi dañ xam lan moo ci seen responsabilité société yi nga xam ne itam ñooy exploité dañ xam lan moo ci seen responsabilité man daal jàpp naa ni lu mel noonu suñ ko aman béykat yi bu nu gisul seen bopp ci mbay mi ñu doon defee dinañ gis seen bopp ci la nga xam ne nii yeneen activités yoo nga xam ne connexe yoo nga xam ne dina leen war a mën jàppale ba kër gi mën a dund. UGPM dafa bokk ci mbootaay gu ñuy wax FONGS nag boo doon seet région Sénégal yëpp fu ci nekk di nga ko fa gis daanaka département boo dem ña nga fa waaye it ñu bokkaat ci geneen kuréel goo nga xam ne gu mag ñu tuddee CNCR nga xam ne plateforme Sénégal yi ñoo ci bokk mu cadre national de concertation de coopération des ruraux ñooñu itam yàlla dogal na ba am nañu benn kuréel goo nga xam ne ñu ngi seen wet ñu tuddee ko ASPRODEF ñu nekk loxo boo nga xam ne bu leen di mën a jàppale pour ñu mën a ay yëngu-yëngu yu mën a jàppale béykat yi ba ñu mën a exister ci seen gox yi ñu nekk loolu li ñu xaar nag ci ñoom bokk na ci lii nga xam ne moom nga def tey ñëw waxtaan ak béykat yi xool jamono bii nu toll nga xam ne jamono nawet la fuñ ci toll yan jafe-jafe lañ am loolu nu wax leen ko ñoom ak seen parandoo yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu jéem a seen nan lañ mën a teg ba teg ay programme de développement waaye it nag duma jeex mukk te waxuma li tax CNCR kuréel gu mel ni CNCR ak ASPRODEF ak FONGS ak ñun sax ñun ñi nga xam ne noo nekk au niveau de la base ñu toog ak état parce que état li muy def ci monde rural bi wax nañ ni bari na parce que ay 70 milliards ay 50 milliards ay nga ni at mu ne da nga koy def ci bay gi te baykat yi mënoo cee gis ak kenn mun la man kat milliards yooyu lii moo ci jeexital ci man loolu vraiment war nañu toog bu wax di ko waxtaanee mu jëm ci jiw wi jëm ci engrais bi mu jëm ci bantiñaam bii man état joxuma ko man maa ko jënd sama bopp ñebe ji fi nekk maa ko jënd sama bopp garab yi maa ko jënd sama bopp loolu te baykat la léegi te état di joxe ay bantiñaam bi di joxe ay jiw ñebe di joxe jiw gerte loolu muy joxe nag su fekkente ne waxtaawuñ ko parce que ba nañ koy def dañoo war na woo kuréel yu mel ni CNCR nga xam ni Sénégal gépp ñu ngi ci ñu toogandoo ñu def évaluation loolu waaye kenn mus ko natt dañ ko war di natt nag parce que mënuloo jël ay milliards yu dul jeex di ko joxe te nun ñii kat nga xam ne nun noo tax ñun lañ koy jox noo koy fayaat état bi amul benn dërëm bu mu ci def béykat yi képp ak population Sénégal ñooy jël seen alal di ko fayewaat loolee nga xam ne moom lañ wax moom lañ doon joxe milliards yooyu béykat yoo koy fay ka nga xam ne daal béykat bi nga xam ne dafa tëdd ci lalu hôpital garab yañ koy faye sax bokk na ci luy fay loolee nga xam ne état da koy joxe jiw woowu état di ko loolu nag état daf ko war a wax état bu fi defee teen fii mbaa mu def fi tëli waa lu mu fi mën a def ndax xam ni daa delloo mbattu bi ca ndaala ñiñ ko defal ñoo ko moom seen alal la ñoo ko moom loolu dañ ko war di xam waaye dañ dul informer nit ñi nag ci li nga xam ne mooy xew waaye dañ naan état def na ko di ko politiquer te loolu gënul nañ delloo nit ñi nañ leen wax li nga xam ne mooy seenub cër ci li nga xam ne moom la ñuy joxe su ko defee kenn ku ne dina xam ni man kat li ñu ma jox nii maa ko moom loolu daal bu fekkente ne dina am dana baax te ñuy natt nag li nga xam ne moom la ñuy def